Bonsoir chers téléspectateurs, merci beaucoup de regarder la télévision Futur Média. Bienvenue dans votre émission L'œil du tigre. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen biir émission L'œil du tigre. Merci beaucoup Mado, on enchaîne tout de suite le sommaire avec Mado. kon nag mbokki téléspectateurs yi tout de suite pour le sommaire comme niñ koy defee saa su ne open bi nag dinañ njëkkee ak résultat combat yi nga xamante ne GFM ak Luc Nicolaï seen lëkkaloo bi ñu defoon buñ ci jógee tamit Fama Thioune ba tey dinañu jox résultat wu combat yu PABC Events bu Prince moom itam yi mu amaloon ci week-end bi buñ ci jógee ba tey dinañ leen joxaat yeneen résultat wu combat yi nga xamante ne moom moo amoon nag ak Mor Mbaye géwél gi buñ ci jógee mbokki téléspectateurs yi dinañ leen wot palette 1 maanaam nag diggante ñaari mbër yu mag kii nag di Ousmane Diop 2 digganteem ak Boy Diène buñ ci jógee mbokku téléspectateurs yi jàdd ci li nga xamante ne moom moo di sunu zapping ki ñu koy may saa su dee moom moo di Mbaye Fall buñ ci jógee nag wonaat leen diggante ñaari mbër yu mag yi li nga xamante ne jot nañ fi bëre kii di Brise de Mer numéro 2 digganteem nag ak Martine numéro 2 ki ñu koy may saa su ne xam ngeen ko moo di suñu consultant escalité di Tafa Gueye buñ ci jógee ba tey mbokku téléspectateurs yi dinañ leen wan nag métier wax nañ leen ko rubrique bu bees tàkk boo xamante ne day dugg ci biir mbëri wane métier yi nga xamante ne saa su ne moom la ñuy sàllo di def buñ ci jógee tamit dinañ sekk waxtaan bu am solo ak benn sapeur pompier bu mag ñu gën ko xam nag ci turu colonel Moussa Niang mu jox ñu ay conseils yu spécial ndax dog-dog yi am fan yi ci lamb bi bare na kon nag mbokk téléspectateurs yi ne zappez pas car le meilleur reste à venir ci biir L'œil du tigre waaye balaa loolu nag tout de suite je pense que Fama dañuy àndandoo ak moom mu jox ñu nag résultat combat yi nga xamante ne moom moo am ci week-end bi la alors n'est-ce pas ma fameuse bien sûr waaye balaa boobu ma chérie dañuy daal di jagleel tey képp koo xamante ni moom mooy femme képp koo xamante ni moom moo am plaisir u jur doom muy nos mamans adorées ñooñu nga xamante ne amuñu seen fay dimanche nag moo nekkoon la fête des mères waaye ñun comme que mardi la ñu am fii ci émission L'œil du tigre bi ñu jagleel leen entièrement cette émission yéen a ko moom yéen lañ ko jagleel képp kuy yaay n'est-ce pas Mado effectivement Fama comme ni nga ko waxee rek ñu ci profiter du sargal képp koo xamante ne daal amaana mbër nga ndax wax ngeen ko émission bi yéen a ko moom te ku leen xam-xam ne da ngeen fonk seen waajur waaw ndax ñoom ku ci wax rek naan lu ma am lan jox sama yaay lu ma am jox sama yaay yóbbu ko Màkka teral sama yaay utal ko kër ñooñu daanaka bu ñuy bëre sax moom mooy nekk seen objectif loolu mooy tax ñu gën a fas jom gën a daan dem ñibbi ndax bégal seen yaay donc képp kuy mbër tey seeni tour lay jaare daal di sargal képp koo xamante ni yaayu mbër nga ñu ngi lay ñaanal gudd fan wér-gu-yaram yàlla bàyyi la ci kanam nga mën a tette sa doom ba chaque bu demee ci arène bi mën a daan ñibbi amiin comme ni nga ko waxee kon nag saa su ne boo sargalee ay champion ñun itam duñu bàyyi suñu champion yi nga xamante ne saa su ne ñoom ñu dar di njëkkee nag ki nga xamante ne moom moo di tonton Moustapha Gueye di koy defal mention spéciale à ces deux femmes macha allah waaye saa su ne booy wàññi da ngay wàññi ci ki nga xamante ne moom moo jiitu kon nag maa ngi njëkkee ci ki nga xamante ne moom moo di aawu buuru këram di vraiment Jaraaf Ndiaye amaana nag moom moo nekk nag féetee yaay yore njaboot bi di leen di toppatoo di leen di sàmm di leen di teral di def lépp li nga xamante ne moom moo war ci ñoom ba tax na tey Jaraaf Ndiaye di aawu ci ki nga xamante ne moom moo di Moustapha Gueye moom itam ñi ngi koy sargal di ko souhaiter une bonne fête des mères waaye ku ne aawu buuru këram war a mun a wax nag ñaareel xaritu jëkkëram fee ca Paris moom itam mi ngi toppatoo bu baax tonton Moustapha Gueye kooku tamit di Soda Mbaye moom itam ci bés bi nga xamante ne dañ ko jaglee yaay yi moom itam ñi ngi koy sargal bu baax a baax waaye ku ne tonton Moustapha Gueye war a wax ki nga xamante ne moom moo ji boot di tonton Mbaye Fall moom itam Fama xam naa ne mu feesee ci sa xol fees suñu xol waaye ovation à sa femme dama la koy bàyyee yow itam waaw loolu plaisir la ma daal di wax ci jàmbaar jooju nga xamante ni moom mooy dar ki nga xamante ni mooy tonton Mbaye Fall muy tata Khady kooku moom ñu ngi koy ñaanal gudd fan wér-gu-yaram yàlla bàyyi ko bu baax a baax ci kanam mu njabootam muy gën di mën a jàppale borom këram di ko gën di mën a tette muy mën di ñëw ci télé bi di ñu coacher di tax ñuy def émission bu neex muy émission L'œil du tigre tout de suite ma doo ñu daal di commencer li nga xamante ni moom mooy seen émission L'œil du tigre ñu daal di ubbi affaire yi kon nag comme ni ngeen ko waxee rek mbokku téléspectateurs yi ñu commencé nag dorteel li nga xamante ne moom moo di L'œil du tigre saa su ne wax nañ leen ko dañ leen di jox nag résultat combat yi nga xamante ne moom moo amoon ci week-end bi ki ñu koy defal saa su ne moom moo di Fama Thioune waaye ma fameuse à moi tout de suite pour les résultats allons-y tout de suite ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy résultat des combats GFM Luc Nicolaï mu ngi doon xew nag samedi 28 mai 2016 ñu njëkk ci combat bi njëkk Boy Bey bu écurie Ndakaaru moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Rapide bu écurie Pape Diouf Pape Sow 2 bu écurie Jàmm ji bu Kër Mbaye Fall moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Paul Maurice numéro 2 bu écurie Yëmbal Marin Karbala bu écurie Kër Mbaye Fall moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Modou Yacine bu écurie Fass Benno Milima bu Rock Énergie moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Dugg Def bu les Tigres Chikori bu Grand Yoff Mbolo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Alamada bu Waalo
Zëm 2 bu Parcelles Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Caatu Kolobaan bu Pencum Dakar. Jackson bu écurie Guédiawaye Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Tigre Junior bu écurie Lamsar. Moustique bu Thiaroye-sur-Mer moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Rawane bu écurie Rock Énergie. léegi nag yegg si nañ ci le grand combat bi nga xamante ni moom moo amoon le samedi 28 mai 2016 muy Marley bu écurie Pape Kane moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Khadim Sarr bu écurie Falaye Baldé. yi combat ñoo amoon ci stadium Iba Mar Diop le samedi 28 mai 2016 alors ñi nga xamante ni ñoo ko doon tëgg nag muy GFM Luc Nicolaï. léegi nag ñu jàll ci résumé des combats de PABC Events bu Prince moom nag mu ngi doon am dimanche 29 mai 2016 au stadium Iba Mar Diop. ñu daal di njëkkee ci premier combat bi Petit Tyson bu Bathie Seras moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Thiandoum bu écurie Mor Fadam. Moussa Dioum 2 bu Parcelles Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Albarka Kayré bu écurie Soumbédioune. troisième combat bi Yékini 3 la woon bu Grand Médine moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Thiaw Star bu écurie Boy Bambara. beneen combat bi ci topp Mbagnick Kayré bu écurie Soumbédioune moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Sobowa bu écurie Mbite Ndiaye. Sangomar bu écurie Grand Yoff Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Lac Rose 2 bu écurie Gandiol. beneen combat bi ci topp mu doon opposé Jacob Baldé bu écurie Falaye Baldé moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Waliane bu écurie Sandiambour. beneen combat bi Bounama Cissé bu écurie Kaybaax moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Mourid Faye bu écurie Ngoundiane. Abdoulo bu Rock Énergie moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Guy gi 2 bu écurie Benn Barak Mbooloo. Boy Diouf bu écurie Grand Dakar Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Moussa Ndour bu écurie Manga 2. léegi nag yegg si nañ ci grand combat bi amoon na dimanche 29 mai 2016 Tine Timol bu Parcelles Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Tyson Guinguinéo bu Mbour Montagne. lii moo nekkoon résultat des combats PABC Events ak Prince. léegi nag ñu wan leen en image combat yi nga xamante ni Mor Mbaye ngéwal gi moom moo ko tëggoon nañ ko seetaan léegi daal di dellusiwaat. ñi nga jàppante Alliance Diender mooy door noonu Alliance door Mame Balla door Alliance door na ko wàcc dellu ginnaaw Alliance topp na ko xeex Mame Balla yoroon ak moom jël ko Alliance rasu na mu rëdd ko moom jël ko Mame Balla jël na ko Alliance rasu na génn Alliance Diender Mame Balla yeggoon na ko mu sori waaye naxante nag moom ci bëri ba génn Mame Balla ndax la nga jaamoon dugg ndax di ko ca amaat Mame Balla 2 mooy door noonu Alliance Diender Mame Balla 2 Alliance jëlaat Mame Balla 2 jëlaat na ko bës na ko jëkk wër na ko ndomb jëkk daan na ko waaw daan na ko jege écurie kon Double Less mooy gemb lu xonk li ndeysaan ñaari xale yu tolloo lañu Aliou Gaynde ak Boy Diop Aliou Gaynde ak Boy Diop Aliou Gaynde loxo Boy Diop lay rocci ba jël na tànk ba mboot ma waaw yegg si mboot na ko mboot mu rëy lay lay la Aliou Gaynde daan na Boy Diop. Pape Sakho pied droit la jiital Boy Cité tànku càmmoñam rëjj na ko fiir dal na coon takk na ko wañ na ko daan na ko sajj na bopp bi. mi luur yéeg ko Lat Dior boo forcé xam yi daf mën a bëree Lat Dior bëtt na ko Armé Lour tëgg na ko mbot ñu ñëw Bouka ñoo ngi koy feeñal Bouka dafa aay de esquive na soldat jël na Bouka rëcc na jàppoon nañ soldat maaj na ci kaw Bouka soldat la mujj taj na Bouka soldat yee dina nekk seen càmmoñ takk morso bu weex ci bopp bi gëdd na Guy gi numéro 2 Guy gi riposté gëdd na ko Guy gi yëg ko jënd rëjaat na rëj na ko Guy gi jël na ko daw na ko daan na ko jël bu rëy. kon nag un grand merci à Fama ci résultat yi nga xamante ne moom la ñu joxoon léegi maanaam mooy combat yi nga am mooy yi amoon nag ci week-end bi buñ ci jógee nag mbokku téléspectateurs yi dañuy jàll ci li nga xamante ne moom moo di palette nag boobu moo ko déggee dinañ dem seeti ñaari mbër yoo xamante ne nag décortiquer li nga xamante ne moom moo di seen diggante ki ko def nag saa su ne moom moo di tonton Moustapha Guèye waaye wax nañ leen ko tey nag dafa def benn choix boo xamante ne dafa spécial parce que dafa tànn ñaari mbër yoo xamante ne maanaam ñi ngi émerger ay mbëru espoir yoo xamante ne
ëllëg bu sàgganee dinañ bokk ci li nga xamante ne moom moo di arène bu mag bi kon nag diggante ñaari mbër yooyu nag moom moo di Ousmane Diop numéro 2 digganteem ak Boy Diène ñu dem xoolaat élément bi tout de suite dellu si ci biir plateau l'Oeil du Tigre. gars yi ba léegi du ma doyal ci yéen du ma tàyyi ci di leen won nos espoirs yi nga xamante ne ñooy nekk suñuy champion de demain Boy Dione écurie Fass seen côté càmmuñ jiital tànku ndeyjooram comme Tafa Gueye xale yi Fass yi nag ku ci nekk tànku càmmuñ sax naturellement boo ñëwee Fass foog nga changé jéem a jiital pied droit pour mel ni Tafa Gueye kon boog yàlla na ngeen doon ni Tafa Gueye seen wàllu ndeyjoor ngeen am ci Ousmane Diop numéro 2 mu ngemboo ngembul weex li moom tamit jiital pied droit donc ñaari pied droit ñooy bëre ñaari pied droit bu ñu dee bëre nag day nekk très souvent ay combat yu gaaw ndax bii dina gaaw wala déet xaw ma yéen a war a xam ñu dem Ousmane Diop di teg pression ki nga xamante ne moom mooy Boy Dione sànni direct du droit Boy Dione sànni foofu li nga xamante ne mooy direct du droit wàññeeku waat ñu demaat ba tey rek ñaari pied droit day neex oh là là lii dañ ko taamu trop ci làmb appel bagarre ñaari tànk ndajoor ku nekk sa loxo bi ci kanam ngay jublu ki mu gën a yeewu nag wàcc na silip jàpp tànk jàpp mu ko jàpp nag vraiment liñ ci mën a wax bariwul ah c'est énorme jàpp na tànk ba carrément moom ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop ak ñaari loxoom Boy Dione loxo bi mu waroon a utiliser nga xam ne adversaire bi du ko mën a àgg fu sori échappé na ko ba nekk ci ndig ginnaaw li ah moom loxo bi donc loxo bu amul njariñ la pratiquement loxo Boy Dione bi amul njariñ benn yoon parce que li ñu ko doon doyee mooy loxo kat da lay mën a aar ci li ngay def jàpp na tànk bi moom Ousmane Diop jàpp bu baax na quand même ah Ousmane Diop li mu jàpp fii baax na ça c'est vraiment clair jàpp tànk ak ñaari loxo lu raar la ci làmb jàpp tànk ñaari loxo dafa raar dem nañu ñu wëndeelu mais c'est pas possible ah là là non gars yi fii nag moom dañ fi décortiquer làmb nag pourquoi ñu fi décortiquer làmb mooy action daf ñu dab boo xamante ne rare naa koy gis ci làmb ki très rarement at mu nekk peut-être at bi li muy bari yëpp da nga ko ci gis ñetti yoon cong mu jekke nii dañ ciy waxaat ci li naan une prise parfaite moom mooy loxo ndeyjooru ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop ma ngi sentir côté bu baax loxo càmmoñam ba nga ca pooj ba bopp ba ma nga ca pokataan ba donc fii kon da ngay gis ne kon Ousmane Diop am na ñetti ndoxti yi tax mu war a daan benn loxo bi ma ngi ca gannaaw ñaar bopp bi dugg na ci pokataan yi ñu ne ko répéter percé sur les aisselles fii yoon bi la ñett loxo càmmoñ bi tamit am na fu mu jàpp ñett yi nag koo def mbër da nga ko war a daan normalement fii ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop dafa waroon a buddi Boy Dione ba taxaw dóor ci suuf ndax yëpp mat na tànk yi baax fi mu taxawee Boy Dione sax pratiquement booy xool tànk càmmoñ Boy Dione bi mi ngi ci kaw coos na benn tànk la des ci suuf nii da yëkkati rek mu jóg amatul leneen il faut serrer fort ni nga ko téye noonu da ngay serrer fort da koy taf sa yaram bu baax a baax wàcc say tànk yëkkati tànk yi la nga dóor ci suuf mais xool bi prise ni mu téye woon ñu dem ba tey xale yi dañuy bëre voilà rëcc na bopp ba rëcc na c'est mort aha ñu jàppante nag Ousmane Diop tam bëri mbërëntaan la de sëkkante sa gaño ga lu muy defaat encore mu Ousmane Diop ah là là Ousmane Diop mu ngi koy xal ngéppen ah là là alors jóg na tax non ndeysaan xool jëlu hanche gars yi lii mooy jëlu hanche wax nañu ko waxati ko jëlu hanche fii bu laalee suuf rek jeex na booy xool jëlu bu soof la mais bu laalee suuf rek mooy jeex na hanche moom bu leen ko fàtte moom le roi des arènes perte titre am muy bëreeg Bombardier fii la teg wet gi nag jël bu ñàkk fayda la waaye dafa bokk li ñu naan parmi lay jël donc noonu la gisee kon Abou ki nga xamante ne mooy Boy Dione nekk écurie Fass daane Ousmane Diop ñu bëri combat bu neex combat bu tar boo xamante ne ñoom ñaar yëpp dañ tenté action ba ki nga xamante ne moo war a daan noonu la kon boog Boy Dione daane ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Diop jël bu set wecc amul nag benn yorante. moo consultant su xësee ba décortiquer jël kenn amatul loo ci placé no comment lañ ko ciy tegal donc mbër yooyu nga xamante ni ñoom ñoo leen war nag comme Mado l'a si bien dit ñoom ñooy ay mbëri ëllëg moom dafa gëm espoir dafa gëm ni que xale yi tey ñooy doon daanaa ni ëllëg yi léegi nag ñu daal di enchaîner avec la page de pub et on revient sur le plateau.
kon nag mbokku téléspectateurs yi ni ko Olof Ndiaye di waxee saa su ne ndox du bàyyi yoon ba tax na saa su ne buñ leen joxee li nga xamante ne moom moo di seen publicité dañuy ci ànd ak Fama mu ficcil ñuy baax génne li nga xamante ne nag moom moo am ci biir li nga xamante ne moom moo di bisik kon nag tout de suite Fama dama bëgg nga jaaraat rek ficciwaat rek leeralaat askan bi ndax am na solo. yëngalal mooy alkaati du bàyyi doore. waaw maa dégg dëgg. waaw damay gën di dox ci ñi nga xamante ne moom mooy téléspectateurs yi doxantu ci banque yi nga xamante ne moom mooy bisik di la meilleure banque au Sénégal parce que day banque boo xamante ne xalaatul boppam te yow client bi yow lay gën a xalaat yow lay xalaat naka ngay def ba denc fa sa xaalis te doo am benn difficulté yow lay xalaat naka ngay def ba réaliser bépp projet boo am mais surtout proximité bi dafa am importance. effectivement nga ñëw ba ci digg nit ñi fi ñu dëkk nga daal fay samp immeuble boo xamante ne toll na ci 5 étages pour pouvoir gën a jege sa clientèle des bureaux climatisés accueil bu formidable boo xamante ne soo nee cëpp bisik xam ne nag xeebuñu kenn ak noo mënti mel boo fekk see dañ lay accueillir ak noo mënti mel boo fa duggee ki am 100 francs ak ki am 1 million la ñu yemale dañ leen di toppatoo yéen ñëpp ku ci nekk ñu jox la akam daal day dencal sa li nga xamante ni moom mooy sa xaalis renseigné la bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo la fa yónni Madou li nga xamante ni moom laa indi ci lu bees mooy compte d'épargne mineur alors compte d'épargne mineur da nga koy épargner sa xaalis nga fay jël denc fa li ci particularité bi mooy yeneen banques yi da nga fay denc noonu sa xaalis ñuy nelaw waaye ñoom xam nga lan lañ lay tegal ci li nga xamante ni moom mooy taux annuel bi maanaam li nga xamante ni mooy yokk ci sa alal googu nga fay dénkaane. waaw 3,5%. ah déedéet bari na maanaam 3,50% lan lay dolliwaat ni ñoo la ko may ci la nga fa denc. est-ce loolu que benn banque du ko def. BICIC est la meilleure banque au Sénégal je signe je persiste et je vous dis que moom mooy meilleure banque au Sénégal doxantu leen fa ngeen ubbi fa compte doo leen ko rëccu professionnels yi am ngeen fa place particuliers yi am ngeen fa place doxantu leen fa ngeen gis le meilleur. effectivement Fama Thioune kon nag ñu lay remercier bu baax a baax comme ni nga ko waxee nag ñëpp am nañu sa seen place rawatina nag commerçantes yi sama genre yi les futurs commerçantes waaw comme ni nga koy waxee rek xam nga dañu naan dégg naa fa ak dem naa fa du benn man nag dem naa fa bi gis naa ko kon lépp loo xamante ne tey dégg ngeen ko ci biir L'Oeil du Tigre looloo am nag fii ci bisik kon nag yéen jeeg ji ak futurs commerçantes yi na ngeen fa daw waaye xale yi tamit tout tànk yi ñoom itam bu leen seen yaayi fàtte comme ni ñu koy waxee on fait vraiment la mer toujours avec la bisik et surtout dans L'Oeil du Tigre Fama Thioune. mais non Madou on enchaîne avec quoi exactement. donc li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi dañuy jàdd ci li nga xamante ne moom moo di sunu zapping xam ngeen ko saa su ne nag ki ñu koy may moom moo di tonton Mbaye Fall wax nañ leen ko dañu tëddee nag njaaxaanaay ba tax na télé bu ne dinañ fa dem ne ni cuuc cap wane lépp moo am wane lépp li nga xamante ne moom moo amoon ci week-end bi ak li nga xamante ne daal moom moo xewoon ci jamono nañ ànd tout de suite ak suñu réalisateur Mawo mu won ñu sunu zapping. malgré incident yi am parce que gis nañ la benn moment nga xëm parce que Ama Baldé ak force bi mu am ku mu dóor te foowul est-ce que exactement qu'est-ce qui s'est passé lan moo xew Ama daf la dóor réellement. parce que man mun naa la su ma bëggee làmb sax yàlla ak moom la parce que dama doon bëree mu may jëndal reer di ma jëndal lépp moom sama mun naa la sax daanaka sama papa la comprendre na ko du ko ñaan yàlla na ko yàlla defal ndam bu dee entraînement lu su war yëpp def na ko. Rawaan Rock Énergie moo féete suñu càmmoñ ngeen bu marron xaw ma marron la xaw ma noir léegi Rawaan moo ñu wax Moustique jëli na ko laay la laa yóbba mat na Rawaan laay la laa. yéen ñaan ñi soo leen bëree le 5 ba pare incha allah dañuy dugg ci koor gi yàlla nañ ko fekkee ak jàmm yéen a nar a nekk actualité ba koor gi di jeex télé yëpp yéen la ñuy teg loolu moo tax nag ma xamal leen seen bopp yéen ñaar ñi télé yëpp yéen la ñuy teg moo xam muy DTV bi ñëpp yéen la ñuy teg ka ca daanu bu ñaaw ka ñu dóor mu daanu ka ca bëriwul tamit dinañ la teg say mbokk su àndoon ak yow dañ lay jéppi Aïcha. daan na ki nga xamante ne moom mooy Khadim Sarr merci Pape Maguette borom émission lamb ji sur Zik FM ajjuma bu jot la 18h 19h30 mu ànd ci nag ak peeram sunu papa Mbaye Ngone Fall Marley mi ngi ci plateau bi Marley maa ngi lay dalal jàmm. mi ngi dajeeg Marley 2 école de lutte Papa Kane moo nekk suñu càmmoñ mais Marley grand frère bi day xeex de grand frère baa ngi xeex Khadim Sarr mi ngi xeex ak moom Marley mi ngi arrière attention si arrière bi Marley Khadim Sarr def nañ déplacement latéral Marley jël na ko takk na ko Marley takk na ko mot na ko mi ngi koy jaay doole Marley daan na Khadim Sarr Marley numéro 2 qui terrasse Khadim Sarr.
ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo attention Reug Reug Balla Gaye Junior ñoom ñaar Reug Reug daan na Balla Gaye Junior daan na ko yen na ko lu mu antanul Reug Reug daan na Balla Gaye Junior bëree ngi sport ngi la ilaha illallah Reug Reug daan na Balla Gaye Junior di jëkkante ak benn super léegi nag xam naa li mu doon daw moo bari. waaw. gisee li muy daw bëri lan moo waral soog bi. soog bi xam nga rek booy si kaw Ndiaga Ndiaye moo ko waral parce que oto bi xam naa li mu sarde moom la attanul léegi nag di njëkkante ak benn super après si la axe bi wekkeeku. si bi rocceeku. waaw si la pneu bi daal di daw jiitu oto bi léegi nag oto bi daal di kii daanu daal xalangu léegi si la dal si kaw booy yi nag waaw man loolu laa si tombé. Lamb, c'est pas la première fois ni la deuxième fois, c'est la énième fois. Mais malheureusement, parfois, moom dafay mel ni sensibilisation yi kenn du ko dégg. C'est difficile parce que des morts d'hommes, des cadavres, vraiment ay blessés yu grave ci lamb, ci dem lamb rek jaru ko. Chauffeurs yi ils doivent être conscients. Conscience bi c'est quoi? Oto boo ko yabee ak nombram ba mu mot. boo ku tegu ci kaw oto bi warul sax démarrer les services de l'ordre aussi ñi nga xam ne ñu ngi leen di romb avec des éléments de plus dans les véhicules il faut arrêter ces véhicules là et les remettre vraiment sur les rails. bi nga xamante ne ay naataango promoteur am rawatina Pape Abdou Fall mi leen jiite taxaw ko ñëw gën a dëgëral ki nga xamante ne moom mooy seen rakk mu dara jàllee nag grande affiche bi ab soxna moom mooy soxna ci Pape Diouf mel na artiste boo xamante ne kenn dootu ko naatable. Reug Reug nga koy buddi Moussa bañ na Reug Reug nga koy buddi Moussa bañ na la Reug Reug ak Moussa Reug Reug takk na ko Moussa bañ na Reug Reug daan na Moussa Diop doole doxul jàmm Reug Reug daan na Moussa Diop Reug Reug ëpp cere moo ëpp ñeex. constaté naa sàggante loolu laa sa constaté. sàggante ci kan. sàggante ci autorité compétente yi autorités yi nga xam ne loi yi nekk ci réew mi ñoo ko saytu nga xam ne ñoo ko war a xool ñi koy jalgati ñu fexe ba jalgati bi wàññeeku lii jalgati rek moo ko indi. du làmb rek waxal ne toujours dañuy permettre oto yi di surcharge ci transport public de voyageurs surcharge ci marchandise sax moo gën a nekk jàmm ci surcharge ci nit ay doomu aadama dañuy dugal ci ay chaise ñu toog transport en commun noonu la bu dee taxi da ngay toog ci chaise waaye yéeg ci kaw porte bagage fi bagage yi war a ne nga defal lu mat fanweeri nit nga xam ne normalement boo ko wàccee sax oto buy yeb normal du ko mën a waru koo yeb ngay seetaan loolu di jàll dañ koy jàll ci xew yu bari boo waxee làmb rek da ngay am loo bàyyi lu bari dañ koy nangu ci làmb di ko nangu ci yeneen xew di ko nangu ci politique di ko nangu ci leneen te bu yooyu passé ñu koy jéem a bañ loolu gëmuma loolu man.
ñu jàll léegi nag ci suñu deuxième palette bi comme ni ngeen ko waxee woon mon consultant dafay gën a favoriser ñi nga xamante ni ñoom ñooy espoir de demain moo tax mu daal di tànn ñaari mbër yoo xamante ni seetaan leen bu baax jàpp leen ñooñu parce que ëllëg dinañ doon ñu rëy ñoo xamante ni di ngeen topp ci seen i ginnaaw ndax dañoo mën li ñuy def alors muy ki nga xamante ni moom mooy Brise de Mer 2 moo doon bëree ki nga xamante ni moom mooy Mbartine 2 nañ ko seetaan dellusiwaat léegi-léegi. gars yi ba tey dama koy répété waat di ko répété waat du ma leen bàyyi chaque combat dama leen di wax li xew li xew moom mooy maa ngi ba tey ci combat préliminaire yi toujours encore ñuy feesal stade yi. génn ngeen saako yi ñëwaat ngeen ah Brise de Mer sànni benn kurpeñ oh là là lii dañ ci waxaat ci non Mao foog ma ñëwaat fii Mao foog nga delloo si waat ma fii moom lañ sëkkatal léegi aussi ba mu daw génn saako yi xam naa nag kii di Mbartine numéro 2 yëpp ko. dàqewaat ko di ko dóor yi ngeen gis ne Brise de Mer dafa xaw a wàcc rek tàllal loxo bi muy arrêt loolu la ñu wooyee arrêt waa ji jóg di ñëw nga ne ko arrête moo tax gars yi di ko wooyee nag ci système box arrêt ba mu ko dalee nag tout de suite dafay déséquilibré toog pourquoi mu déséquilibré toog xool déjà rek am na les deux jambes pliées tànk yi wàcc nañ déjà ñaari tànk yi tànku càmmoñ baa ngi nii tànku ndajoor baa ngi nii mu ngi doon sax jéem a kor ci kaw mais kor ba da ko doon accompagner rek parce que actuellement jël na coup bi fan la jël coup bi ci menton la ko jël dafa simple le menton da ngay tu prends un coup tout de suite rek mu verrouiller fii mu nekk 2 secondes mu nekk 3 secondes mu nekk 4 mu nekk 5 mu nekk 10 secondes yëpp rek ay dimension la ça dépend noo jëlee coup bi da ngay départ di ñëw ñu daje yow ak coup bi day impact c'est très normal moo am impact parce que yaa ngi ñëw dajeeg moom loo dajeel nag danaan taaf comme tàccu paaf ñaari la koy ñëw daje paaf donc mu déséquilibré nii. bu déséquilibré foofu muy mujjee loolu moo jël xool Mao bu fekkee dafa déséquilibré nan lay def tout seul rendre gi sax compte ki nga xamante ne mooy Brise de Mer kon boog gars yi noonu la ki nga xamante ne mooy Brise de Mer dóore Mbartine mu daanu na dafa am bari ay façon daanu dafa am KO am tapis am guro gi nga xool ne kon kii dafa dem rek daanu gi tout seul simplement toog rek jógaat. amul benn KO mais instant bu gàtt boobu may expliqué entre benn seconde ak fukki seconde ci lay am benn genre KO bu ndaw rek bu nee dett rek jógaat nag mu jeex tàkk noonu la Mbartine nag noonu la ko kii daanee ki nga xamante ne mooy Brise de Mer jël bu set wecc ba amul benn fan parce que dafa detteeloo pare tas ñaar tànk yi jël bu leer nañ daal mooy jël bu leer nañ nag kon boog da koo dóor mu daanu. ñuy jaajëfal bu baax tonton Moustapha Guèye saa ñuy egsee ci waxtu bi leen nag mbokku téléspectateurs yi li ci topp xam ngeen ko amaana moom moo di seen rubrique métier ki koy def saa su ne xam ngeen ko moom moo di Sidath Thioune waaye balaa ñuy dem fii ci métier dama leen di wax rek ne tey dañu jël benn mbër boo xamante ne Fama Thioune dafa spécial kooku nag mi ngi tudd Reug-Reug ñu gën ko xamee nag ci alias médaille monsieur médaille sax nañ ko wax ndax macha allah fu mu dem daal bëree daan fa te bu demee tamit day sàlloog jom sàlloog fulla sàlloog fayda ba saa su demee ci li nga xamante ne moom moo di ay concours day indi ay médailles yu bëri njëkkee ci li nga xamante ne moom moo di tournoi international bi amoon ci fan yile en 2016 au mois de mai ci boppam bu muy ñibbisi nag indi na ci li nga xamante ne moom moo di ñaari médailles yoo xamante ne ay médailles d'or la biñ ak am jom comme ni nga ko waxee biñ ci jógee encore tamit amoon na beneen tournoi boo xamante ne macha allah bu waa CEDEAO ñoom ñoo ko defoon catégorie nag 100 kilos yi macha allah moom itam bu muy ñëwaat ba tey rek mu sàllawaat li nga xamante ne moom moo di jom rek indeeti ñaari médailles yoo xamante ne c'est des médailles d'or macha allah ba tey duñ ci yem kon nag nuñ koy waxee rek déedéet kii jom la moo tax bi pa nee naa balaa may dugg ci rubrique rek foog ma ficci wax ñu kan la moom itam Reug-Reug ba tey ci li nga xamante ne moom moo di mbapat yi nga xamante ne day am ci dëkk bi mu noon na dem bitim réew wala ci tournoi yi wane ci boppam mais même mbapat yi nga xamante ne day am ci village yi ki nga xamante ne moom moo di Reug-Reug bu demee day gagné ba tax na man dama koy jël ci sama côté mu sës ma rëkk te duma ko rëkk ndax xam nga ndax lan ay nag yu bare la fa gagné ba kenn mënul wàññi ay nagam te ko xam ko sant Jaw tey damay may ngeen yeeg sekkee ni ñu reema xam nañu ñun njawee ni dañu bëgg ndawal Reug-Reug mi la nag mën na macha allah li nga xamante ne nag moom moo di mbapat ba tax na foofu tamit am na ci ay nag te li ko gën a fësal sax moom moo di kenn koo xamante ne ku ko xam ci fulla ci fayda ba tax tonton Mbaye Fall dékk ko micro kooku nag moom moo di Ibrahima Sarr moom itam ci CNG bi la nekk moom tamit wax na ay kaddu yoo xamante ne macha allah wax ci min ba mun
bëre bi nekk ci biir xale bu góor boobule xam naa moom itam dinañ ko xool waaye balaa boobu tamit waxoon naa leen ko Sidaat dina leen won métier ginnaaw bëre boobu itam wane na lu am maanaa ci biir li nga xamante ne moom moo di métier bu muy def maanaam moom moo di napp waaye ku ko gis mu mbaal xam ne tubaar fakal la kii góor rek la te dafa sàlloo jom kon nag ñu dem xool élément bi ba pare di sargalaat yaayam aussi ndax li mu def tamit dafa am solo nañ dem xool di kat jërëjëf Mbaye Fall li ma laaj nag ci Reug Reug dinaa sawar lool Mbaye Fall pour tontu ci parce que Reug Reug dafa nekk mbër moo xam ne daf ma impressionné te impressionné Ibrahima Sarr yombul lu tax yombul parce que yàlla dafa def ne maa ngi ànd ak équipe nationale bu lutte olympique wala lutte traditionnelle depuis jamono ñoomin Ambroise Sarr Double Less Boston exemple bi ma lay joxe rek en 1980 Jeux olympiques 80 man ak Amady Kati Diop Ambroise Sarr Double Less ak Boy Bambara ñu ngi woon Moscou donc ku gis parcours boobu yëpp gis benn mbër bu la impressionné c'est que mbër moomu macha allah am na ay qualité yu wóor li ma gis ci Reug Reug li ma impressionné ci Reug Reug mooy fullaam ak faydaam su ma koy résumé maanaam ñetti mbër la may indil mi ngi may indil mbër mu daan wax bu ñuy wax Alioune Diouf te nekk actuellement en France li tax ma ne daf may indil Alioune Diouf mooy Alioune Diouf lutteur animateur la woon Reug Reug aussi lutteur animateur la day bëre di assurer spectacle ki ma koy kiyal aussi mooy qualité yi ma gis ci moom aussi yi ma gis ci Double Less moom laa gis ci moom par sa force naturelle physique beneen mbër mi ma koy kiyal mooy Yékini lu tax Yékini dama gis ci Reug Reug loo xam ne dama ko gis ci Yékini maanaam lii tubaab bi di wooyee calme olympien fulla ak fayda soo taxawee adversaire def li nga war a def le plus proprement possible ensuite continuer sa yeneen activité donc mbër mu mel noonu mbër moo xam ne synthèse u Alioune Diouf la synthèse u Double Less synthèse u Yaxya Diop Yékini il faut que mu impressionné la. Au Niger aussi dina am benn anecdote bu ma lay nettali le samedi 7 mai la veille des finales dañu taseex individuel ak Niger pratiquement xale yi jaxase leen ñoom ñëpp léegi bi yëf yi jeexee alors bi mu ñuy wax Moustapha Sélé daane le titulaire du sabre Isaka alors foofu public bi mënatuñu woon supporter loolu defuñu preuve de fair play comme ni koy Reug Reug di faral di defee alors ñu commencé sànni xeer ci mukaayu Sénégal mais Reug Reug pour te dire comme il est calme alors Reug Reug malgré xeer yi jóg na canaliser ay mbërëm moo Ambroise Sarr indi leen à notre niveau à la loge officielle pour vraiment incident yi jéggi dayoo donc pour te dire que beneen facette u Reug Reug mi ngi noonu. Débuté le 5 mai 2016, la 10e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, dénommé Tolak, a pris fin ce dimanche 8 mai 2016. Ce tournoi, qui s'est tenu pour la première fois dans la région de Dosso, au sud du Niger, a vu la participation de 11 pays de l'espace ouest africain. Cette 10e édition est placée sous le thème Consolidation des acquis. Au terme du tournoi, le Sénégal a remporté la coupe. Il a battu le Niger par 5 victoires à 0 en finale par équipe. Le Niger se classe 2e, tandis que le Nigeria s'adjuge la 3e place et la Gambie la 4e.
Les lutteurs sénégalais ont aussi imposé leur suprématie en individuel, remportant l'or dans les catégories de 76 kg, 86 kg, 100 kg et 120 kg. Seule la médaille dans les 66 kg est remportée par le Nigeria. Le tournoi, c'était pas facile parce que le niveau est tellement très haut. Pour te dire la vérité, c'est tellement haut parce que les lutteurs nigériens, c'est de très très bons lutteurs. Le Tolak vise la promotion des valeurs traditionnelles à travers la lutte africaine. Il permet ainsi de renforcer la fraternité entre les peuples par le brassage et le partage. Mbër dafa war a am métier mbër warul naxasaayal métier su la yàlla mayee métier lu la teree nga yëngatu ci sa métier ak ci làmb ji. Et l'exemple le plus patent c'est celui de Toubabou Dior. Toubabou Dior dafa amoon garage mécanicien la woon am garage mécanique am mais su waree bëre dem bëre ji su amul combat mi ngi ci garage am di daan dooleem. Donc mbër yi par exemple naan man fi mu nekk nii professionnel la bàyyi naa jàng bàyyi naa sama métier ànduma ci tey ànduma ci ëllëg parce que yii day jeex. La carrière sportive au grand maximum 10 ans léegi yaa ngi ci pente déclinante bi su fekkee na da nga faydalawuloon sa métier mais bon foo jëm ak sa njaboot. Lamb fo rek la woon léegi nag Sénégal moo dox ba lamb nekk léegi industrie nii di ci am lamb bu njëkkaan nawet rek lañ ko daan bëre suñu bëree bu nawetee ba ñu bay ba balar ñi dugub ji pal ñebe ji leen teex dañuy ci ginnaaw dëkk bi lañuy bay benn bayal boo xamante ne atte tooñ lañ koy tuddee foofu lañ daan bëree loolu nag li ko doon seet mooy buur bi moo doon seet ñi nga xamante ni ñoo am doole ci dëkk bi ñi nga xam ñoo mat waxambaane ci dëkk bi pour bu ëllëgee bu ñu leen bettee mu mun a compter ci ñoom pour former leen def leen armée loolu moo waraloon ñu daan seet ñi nga xam ñoo mënuñ ci dëkk bi daan leen boole mu tudd làmb léegi nag làmb ji dox na da ngay gis mbër moo xamante ni dana jàng métier sax ba mën ko du ci am koom yàlla dimbali ko mu dugg ci làmb ji am doole yàlla may ko ci koom. ak ndox mënta weesu loolu dama wax ne 6000 licenciés boo amee te xamoo ba xam at mi di nga ci bëre wala boo ci bëree benn yoon doo bërewaat beneen combat kon li ngay dundee foo koy jëlee mbër moo fi gis tey ñu di ko wax champion borom métier la woon Mbaye Diop de Lion de Diender transporteur la woon Landing Diamé sapeur pompier la ne woon Pape Diop tôlier la woon Mbaye Gueye ak keneen koo fi gis ku ne Boy Bambara ku mu doon ku ne da nga amoon métier xale yi nañu bàyyi lamb ji laa yaakaar bàyyi naa métier ma doon jàng wala bàyyi naa li ma doon liggéey ku ko ci def torox rek. borom métier bu mokk jamais mu bàyyi métier bi léegi kay dafa fekk ne amaana nga jàng école jàng ba sottiwul amaana nga nekk manœuvre non qualifié xamatoo nooy def sa bopp nga viré ci lamb ji mais man cosaanu lamb ak cosaanu mbër yi ma xamoon yëpp dañoo am métier mbër moo fi limoon rek Mbaye Gueye mécanicien la woon Mouhamed Ndiaye Robert mécanicien la woon tôlier la woon en même temps Amboura Sarr ñoom ñëpp Landing Diamé ba ci Falay Balde ba ci ñoom Abdourahmane Ndiaye Falang ñoom Mbaye Diop Lion de Diender ñoom Mor Mbaye ñoom dem ci yàlla Toubabou Dior ñoom Alaaji Birahim Ndiaye et tant d'autres ñoom ñëpp dañoo am métier nag boo ko déggee waxuñu nga xëy ci atelier ba rek am fa ñeenti weer daal di beru loolu moo tax xale yu bari di ñu jariñee seen bopp ndax métier bu mokkul mais dara du sotti te léegi man li ma seetlu métier yi mokkatul ajaan na fi loolu moo ma xaw a jaaxal mais mbër waada day am fu muy xëy di fa wàcc. beneen exemple bu may joxe au niveau du CNG de lutte
am na ku ñuy wooye le professeur Raymond Diouf nga xam ne moom mooy vice-président chargé de la lutte traditionnelle sans frappe. C'est un professeur de médecine moom dafa daan boole làmb ji ak études yi ba bi muy nekk interne des hôpitaux mi ngi bëre. Donc allier aussi bien étude ak sport ñi nga xam ne aussi nekkuñu ci étude te yore métier nañu allier métier bi ñu yor ak sport bi ak làmb ji loolu mooy yoon ku leen waxul loolu waxul lu leen di jëriñ nit day fonk métier am nit day am métier man daal loolu laa amoon ci li may wax ci domaine boobu di ñaax mbëri yëpp ñi tolloo ci njàng nañu jàng boole ko ak làmb ji ñi nga xam ne dañu am seen métier nañu jàpp seen métier fu kër loxo soo dee tailleur booleel sa métier tailleur ak làmb ji soo dee maçon menuisier loo mënti doon daal booleel ñaari doo ko rëccu mukk. doomu aadama bu lay yàlla maye ngay góor jëkkala wut métier avant tout métier mooy lépp tey métier mooy capital capital xajul ci poste xajul banque mais li métier mi nga jàng ba mokk saa yoo liggéey am xale bu ma dégg man Ibou Ndiaye ñu ko bàyyi nga naan bàyyi naa li ma doon liggéey lamb ji laa yaakaar man duma la jàppale fenn. kon te sénégalais na ma yàlla baal ci ñi ma ko wax dañu bëgg raccourci trop te téeméeri mbër yu jëlandoo takkandoo seen dal jóge seen kër formé écrit dem di def profession bëre ñeenti mbër wala gën ngaa bëri juróomi mbër moo ci réussir ñeneen ñi des yëpp duñu réussir kon làmb ak métier dañ ko war a kii loolu nag ñi nga xam ñoo jiite écrit yi laa ci ñaax boo amee écrit da ngay jël xale yi ñi nga xam ne ñoo bëgg a ñëw pour jàng bëre da nga leen di wax ñu ut indi seen métier par force nga xamante nii kenn du entraîner au-delà de 6 heures nga xam ne dañuy wàcc ba pare dem ci seen bayal entraîner pour ut doole lu leen def ci làmb ji ñu xam ne mooy seen wërsëg. li ma leen di wax du mbër rek da nga naan xale bu góor bu ne ci jamono y a pas de sot métier bale sax liggéey la dem marché jaay kaani liggéey la jaay xorom liggéey la jaay géej jaay mat liggéey la nit jaay na ay picc ba xëy milliardaire nit jaay na soble ba xëy am ci lu na gàññ mais toog rek ne yàcc boo yeewoo yaakaar sa yaay mbaa sa baay ñooñu bu ñu néewee doole da ngay wër di laaj buñ la joxul sa doole moo lay puus nga dajeeg Adja Nafi këf ay lunetam wala nga këf saagam ñu ne dafa agressé ndax am agressé wul de ndax bés bu ko police jàppee buñ ko agressé dina xam ne warul woon def lii. ay mu dem di biig mool ba jaaxle may koy géej dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di metti na ay mu dem di biig mool ba jaaxle ay mu dem ni fii mool ba jaaxle rangal li tubaab di bëgg géej yëpp géej seen saay yow yaay Reug Reug mais est-ce que xam nga ba ma duggee caaro yi ba léegi daje naa fekk mairie man xale yee ma indi fii mais il paraît que nag fii yow yaay buzz affaire bi yow la fii nu mu demee sant yàlla rek ah tey de yow laa seet si ñu ñëw seet si la caaro yi xool wax fa dëgg yàlla lan nga mën si sa métier. waaw sama métier li ma si mën moom bëri na. tey dañuy job de. amul benn problème dañuy job dañuy liggéey. li gars yi naan la time is morning nu job alors gars yi tey ni ngi fii seet si Reug Reug fii ci Thiaroye sur Mer saa waa ji nag ndaanaan la te it xam nga ni nee neen balaa ngaa xam ndaanaan nga yegg si ba këram tey mi ngi fi fii ci Thiaroye sur Mer. fas yéene wane li nga xamante ni moo di métier Reug Reug nag dinañ xool tey lan la mëne l'œil du tigre vision kese la waa mais saa yi pare nga. pare naa waaw nan dem toog nag. fu ñuy toog fii. fii nga may accueillir. waaw fii laa lay accueillir salon baa ngi. waaw fii mooy salon. salon bi ndeysaan
ndeysaan nu ma def baax na. wala waaw noo toogee. ah waay saa may jàpp de. noo toogee baax na. dalal jàmm. ma dal jàmm. waaw kon boog acca moo waay man de saa may kenn mës ta gis lii. nga ni yow Omar nga tudd. waaw Omar naka. Omar Kane. waaw kon yow Omar Kane dëgg-dëgg mooy sa tur. waaw. Omar yaa ngi ci jàmm. ah. yaa ngi ci jàmm ma ni. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. waaw am nañ mbégte ci dalal bi ñu dalal. tey ñu ñëw gëstu pour xool yaay kan. sa métier dëgg lan la. man dem géej mooy sama métier. dem géej mooy sama métier. dem géej waaw. depuis ñaata at yaa ngi koy def. man kay bu ma commencé jàng ba bu ma bàyyee jàng ba léegi nii. si moom laa nekk waaw. kon jàng nga waaw jàng naa ba dem CM2. mais dama doon daw jàng di dem géej. da nga doon daw jàng. di dem géej. waaw wax na tuuti boobu parcours. non dama bëgg xam quoi loolu dafa neex. waaw boobu sama papa yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin waaw sama papa moom dafa sonnoon si samay fay quoi. fay moom daawul taxaw. mais man moom maa lëjoon. bëgg nga jàng rek. waaw bëggoon na jàng. waaw mais xam nga tey jii gën lébu moom bu xasee ba ñam tuuti xaalis rek mooy loolu. kenn dootu ko kenn du ko loolu la quoi léegi après ma commencé daw jàng di dem Mbour. ñu may jëli bu ma dawee dem Mbour ñu daw jëliwaat ma indiwaat ma commencé jàngat. ma daan daw ba Mbour. après kan moo lay jël si. sama papa moo may jël si moo may indiwaat waaw. wala mu oote ay minti fois def naa ko nga waaw muy daw di oote waat mu jékki-jékki rek waaw dem ba sem rek ne man jàngatuma quoi mais boobu nag daa am lu ma def sa classe ba. lan nga def ci classe wax na ko. non loolu moom non wax na ko lan nga def ci classe bi ba mu wóor na ne yow léegi tu es indépendant. non man moom dama doon. loo def maître bi. maître bi moom damaa dóor. def lu dóor waaw bu ma dóoree léegi ma bàyyi ko ba nu wàcc bu nu wàccee léegi ba nu wàcca muy daw 2 jours 3 jours may jàng di ko bàyyi si biir bàyyi ba nu wàcc benn 6 heures rek ñu wàcc rek ma tànc ka. nga tànc ko comment. ma tànc ka. noo def maître ma fay li ma dóor ma fay. noo def. dama ko dóor. da nga ñëw ba ci maître bi dama ko dóor waaw dóor doomu directeur bi. ñu dàq ma ne voilà loolu laa bëggoon. kon da nga dóor maître bi. waaw dóor doomu directeur bi waaw. ñu dàq la. waaw kon daal yow maanaam kon c'est extrait. waaw de dàq nga doon seet fan nga am ko. fan ma am ko waaw ban la dàqee après. ma dem géej ma commencé dem géej. nan nga def ba génn ci yow ak sa papa. paa bi moom après bi ma nekk dama commencé dem géej nag moom waxuma damaa bàyyi quoi waxuma dara. waxula dara nga xam ne ni lébu la. xam na ni lébu la quoi. gis nga lébu yi nu mel gis nga xam nga li ñu naan deret dafa foor xam nga bu ne doomu géwél lu koy yëngal xam nga lu lay wax. lu koy yëngal moo ko ëpp doole. lu koy yëngal moo ko ëpp doole. géer pire la. waaw. lébu pire a ngi nii mais wuy ma ba nga toogee. léegi nag jël décision ne da ngay commencé napp. paa bi ànd ci. waaw. te taxul nga mokkalugum napp. non taxul non man moom napp moom bu ma si duggee laa ko man. ah bon ñun moom ay lébu nañu. kon jàngoo ko kenn duñu koy jàngal. kenn jàngul leen ko. déedéet kenn duñu koy kon yow jàngoo napp. non jàngu ma kan. mais naka nga ko xamee wax na tuuti ba nag nga def ba am boobu expérience. bi ma doonee xale bi ma am ay 8 ans 9 ans. 8 ans 9 ans waaw laa commencé dugg géej. ok waaw. am na jour yoo xam ne bi may ram sax may dugg géej ñu may jàppa. yow mi ma ram ba dugg géej ñu jàpp ma sippiwaat ma. muy waaw. nga ram ba dugg géej ñu sippi ma géej jàppaat. génn la ci biir génnaat ma si biti waaw. kon da nga teel a xam ndox mi teel a xam ndox mi waaw. commencé dem géej di mbaali ay filature la. c'est que géej dafa bëri métier quoi. géej gi. comme kaw joor gi nu mu mel rek noonu la mel. buñ la déggee nga ni géej dafa bëri métier. yan métier ak yan métier noo ci nekk. am na filature la. lan mooy filature la. filature la mooy sànq li ñu defoon rek mbaal xëcc mbaal nga xëcc mbaal mi mu jox nga mu am jën nga yeb sa gaal dem jaay am na dem mbaali seddi teer wala nga dem finaani am na gëti am na maare si géej dafa bëri quoi métier mu bëri na si géej trop am na mbaali sol si géej am na gët nappa yaranka yére de kàllamaar dafa bëri si géej quoi lu am si géej dafa bëri quoi. buñ ci bëggee am tuuti xam-xam. wala am lu ñu jàng ci géej. lan la ñuy jàng ci loo xamante ne xam nga ko ci géej nga war na koo jàngal nu xam ko. li ñu war a jàng si géej kay bëri na. si man am sa métier wax mu ko.
waaw man partout laa lépp damay def lépp. waaw man foo ma yóbbu rek mën naa ko te dama kaa teel a def quoi looloo tax man foo ma yóbbu rek mën naa ko maare naa fi laa tourné naa seddi naa teer fi naa ni naa seddi ji naa teer gëti naa yaranka maare naa yaranka lu ne def naa ko si géej. mais en napp naa naawaan. lan mooy nekk seen danger. suñu danger non ku ko xamul comme moom lay. géej xamuñu circulation. non géej xam nga géej moom amul. non ñun moom amul suñu danger. waaw comme ñu ko xamul ñoo naan am na danger quoi ndax naan géej amul bànqaas ak yooyu. ñun moom amul suñu danger quoi. xam ñun fii nañ juddoo waaw fii nañ juddoo fii nañ màggee. waaw ñun réer naa si géej 5 jours. yow mi waaw dégg ngeen waa ji nee na réer na ci géej 5 jours. waaw réer na ci géej 5 jours naka nga réeree ci géej 5 jours. waaw boobu sunu mbasin bi moo nangu la tàkk. ah bon waaw sol ndox. kon da ngeen li may wax sama magam si ma bokkal ndey ak baay ak ñoom aro sama gaay yooyu ñu ngi si woon quoi gaalu ñoom sëriñ la woon quoi Diom Ndiaye saay mooy toog samay cumbukaay sax foofu la woon quoi. mais naka ngeen ñafee 5 jours yooyu. waaw. jàmm ak salaam rek non fi góor la. waaw jàmm ak salaam rek naka la demee 5 jours naka la demee non mitti woon na tuuti rek. wax lu tuuti naka la demee. mitti woon na tuuti rek ndax xam nga lekk beeg yooyu. waaw dañ doon jël jën yi di ko weer ba mboow ñu appa ñu koy lekk di naan ci ndoxu géej ak yooyu. ah bon oui. kon yéen mën ngeen weer. jën ba mu wow si géej gaal gi après di ko lekk. mais loolu c'est quoi ça. waaw mais loolu lëboo ko man rek. bu ngeen waree naan ndoxu géej nay forcé naan si tuuti waaw. te loolu moo leen dundal si 5 jours. waaw c'est ba boto for ñu après teeral ñu am na ñu fi réer ñu bëri ñoo xam ne feeñuñu xam nga mu géej a demee noonu. dëgg la voilà. tey métier bi ngay def. bëggoon nañ nga wax na lan la lay jural ak lan lay def ci yow. métier géej bi. waaw métier bi moom tey ji mën ngaa dem léegi nii naru benn 200 000 wala benn 300 000 tey mën ngaa dem léegi kaaya sans départ rek ñun moom bu ñu nekkee xale ba léegi si lañ nekk te teewul dañuy bëre tamit. yaa ngi jël métier bi. ak bëre bi waaw bu saison bi tëjee dañuy dem géej. nga dem géej. waaw naka ngay boolee jaaree naka ngay organiser sa bopp bay def ñaar yëpp. mais maanaam comme koor gi. waaw koor gi nag ngay dem géej. koor gi yegsi na. koor gi yegsi na da ngay dem après koor gi bu ñëwee saa yi bu fekkee xam nga koor gi daan ca bokk liy tëj saison bi tëj. waaw mais ren bii dañ ne sa koor gi bu liyee rek day continuer. waaw ma ren moom doo mën a dem géej da ngay noo mën a toog entraîner waaw moo mën a voyage sax nga dem voyage ñu ngi xool rek. waaw léegi su ma lay laaj amasirim bi ma am lu ma defar. su ma lay laaj oui ma. oui su ma lay laaj. les moments difficiles. maanaam les moments difficiles. difficile waaw. ah mooy moment yi nga xamante ni. li sama waa ji di way Youssou maa jigéen Youssou Mari Sène. nee na bu jafe-jafe yi yegg si. yegg sendoo. ah waaw. bu mu tax nga nelaw. ba yandoor. ba tax xàmmeetoo lu baax ak li bon. dëgg la. ah man de dama bëggoon loolu partager ko ak yow. ndax boo demee ba xàmmeetoo li baax ak li bon. jafe yegg si. nga saalit. ba tax nga def loo warta def. nga dugg ci loo xamante ne lu dul sa wariif. dëgg la. ak moment yooyu dal na la yow. waaw dal na ma de. waaw dal na ma bu baax dal na ma kay. képp kuy dund rek loolu dina la dal. yow naka la dalee. waaw lu ma dalee daa amoon sama benn mag ñu mbaali woon boto ba feesal boto bi léegi ñu mbaali yoos jàpp yoos bu bëri léegi ñu dem yaraax te grand bi maa ngi toog ak moom si gaal gi ba jabaram ooga ne ka est-ce que doo aw si kaw grand bi ne ko non non bàyyi ma aw si géej bi quoi mu jékki-jékki ñu jóge yaraax di ñëw ñu ñëw ba si kaw xeer yi rek di jékki-jékki rek daanu kiris affaire bu ma marqué mu daanu kiris léegi bu mu daanoo kiris sama mag ñi kenn tëbul léegi man ma tëb di ko jàppi léegi ma ñëwee gis. feeg ñaari weer mbër bi jëkk-jëkk investir si métier mi mokkal ko ba wane ci dooleem wane ci xam-xamam wane ci expérience am ba mu taxaw L'Oeil du Tigre ci boppam dina def lu rëy loo xamante ni
li ma naan lu toll ni inna maa xalaqa tonton Mbaye Fall xam ne li may wax grand Moustapha Guèye xam ne li may wax gars yi xam ne li may wax kon gars yi préparez-vous 45 ans de retraite loolu loolu yàggul donc préparez leen seen bopp ngeen gën a gëm seen métier gëm leen ni mi ngi leen di nuyu di kontaan ci yéen tey seen doom Reug Reug tey nañ ñëwoon seet si fii ci Thiaroye-sur-Mer ngir ñoo waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di l'œil du tigre gëm sa bopp a neex métier moo neex. Téemani Amadele Téemani Modou Kane sama xanaa lii Téemani la lii bi la wala Amadele la awa jël sa maam lay la noobal nga wol ma Reug Reug yow may dollar du la tee daago jëra baay Samba nga ñàkk sa yaay jël ma sandi jaayoo may dollar du la tee daago ay Reug Reug noobal nga ku dakan fii noobal la Malo ñu jàll nag léegi nag ci rubrique bi nga xamante ne moom lañu fas yéene tëjee muy rubrique boo xamante ne dafay capital parce que ñun émission de lutte la ñuy def donc bëgg nañ di wane les bons moments yi nga xamante ne ñooy am ci biir arène bëgguñu jamais di wane lu metti bëgguñu jamais di wane loo xamante ne ñenn ñi buñ ko seetaanee seen xol dina sori te dina metti dañoo bëgg mbër mi bu jugee këram egg ca arène bi bëri daan wala ñu daan ko mu ñibbi ci jàmm ak salaam ba supporters yi mën a àgg seen kër ci jàmm ak salaam waaye samedi bii passé naqar daloon nañu parce que am na benn car boo xamante ni dafa ay supporters la defoon ba mu fees ñuy dëpp ci yoon bi am accident am na sax ñu extrapolé baal leen ma entre guillemets wax nañ y a plus de 15 morts et plusieurs blessés y a 2 morts y a eu 2 morts ñaari nit ñoo ci gaañ ñoo ci ñàkk seen bakkan ak ay blessés yoo xamante ne kenn xamul nu ñu toll donc di mastawu juste famille ñooñu di leen ñaaxaat bu baax a baax di leen wax ni que yàlla nii la ko bëggee woon et que yàlla na suuf sedd seen kaw bu baax a baax waaye di ñaax rek di ñaax supporters yi yóbbu leen ñi nga xamante ni moom mooy seen mbër gunge leen ko waaye bu leen surcharge bu leen surcharge am nañ ci koo xamante ni nag spécialiste la ci affaire u accident spécialiste la ci li nga xamante ni moom mooy aar nit ñi muy kaaraange nit ñi muy un sapeur pompier qui s'appelle colonel Moussa Niang alors le colonel Moussa Niang expliqué nañu détails yi le colonel Moussa Niang jox nañu ay conseils le colonel Moussa Niang ñaax nañu bu baax a baax ci ni nga xamante ni moom la supporters yi ñi nga xamante ni mooy amateurs yi war a mën a ñëwee ci arène bi war a mën a ñibbee ci seen biir kër tout à l'heure yaa ma ciy jox benn exemple boo xamante ni fàttali ko dinañu metti de waaye jar nañu ñaax ci mbokk téléspectateurs yi effectivement Fama comme ni nga koy waxee rek sama xel tey dafa delluwaat ci li nga xamante ne moom moo di bateau le Joola déye bu ne mel ñaanatu woon yàlla sunu borom mu dalati fi waaye liñ ci jàngoon rek maanaam moom moo di maanaam incivisme bi am maanaam ñàkk wala yàkkamti egg fi nga jëm wala demee arñi ba doo sóoraale sa bakkan ba tax nga jël li nga xamante ne moom moo di surcharge comme niñ leen koy waxee rek émission la boo xamante ne amaana dañ ciy def loo xamante ne day jël nit waaye léeg-léeg itam ñu yeete ci ba tax na saa su ne bu ñu tolloo ci lu ne mel ñun itam waa l'œil du tigre dañ ciy jàll suñu xalaat xasuñu kenn xarabuñu kenn waaye dañ leen di ñaaxaat rek ngeen bàyyi seen xel ndax saa su ne bu ñu sayoon nag ci biir l'œil du tigre dinañ leen won ay image yoo xamante ne dafa rafet waaye du ma ci def ci xol Fama comme ni nga ko waxee rek comme da nga demoon jëli benn spécialiste moom nag xelam moom moo ci gën a màcc wala moom moo ci gën a xarañ je pense que dañuy ànd ak moom déglu ko rek mu yee askan bi te waxaat nit yi nañ bàyyi xel bu baax ci li nga moom moo di professionnel bi di le colonel nekk sapeur pompier lim ñuy jox ci biir tey keroog samedi ci ngoon dafa am benn accident bu xaw a metti bu am ci autoroute bi daanaka boo tolloo ak cité de l'émergence benn car de transport en commun Ndiaga Ndiaye mu këpp fekk mu yeboon ay nit ñu doon dem ci benn làmb bu amoon ci biir Ndakaaru accident bi nag li ko indi oto bi dafa yeboon nit ñu bari daanaka ci biir feesoon na ci kaw porte bagage bi aussi jël na ci nit yu baree bari daanaka ci li mu yaboon ci li ñu jot a xam yaboon na lu mat juróom-ñeent fukki nit yoo xamante ni ñu ngi woon ci oto bi ñii ci biir ñii ci kaw en tout cas loolu indi yooyu ci indi accident bi ci la bokk waaye liñ ci mën a jàpp nag mooy
gravité accident bi parce que blessé yi dañoo bari am na lu mat juróom-ñett fukki nit ak juróom-benn yoo xamante ni ay victimes lañu ci ñooñu ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan ak lu mat juróom-benn fukk yoo xamante ni nii am nañ ci ay gaañu-gaañu ci ñoom fukki nit ak juróom am nañ ci gaañu-gaañu yu metti yoo xamante ni wax dëgg yàlla bi ñu egsee sunu kéem kattan moo doon fexe ba ñooñu dem ci l'hôpital yi gën a jege rapidement ñu defal leen les premiers soins. ndaxte booy xool accident li muy jur dafa bari benn dina indi problème mu victime nit ku gaañu am ci ay gaañu-gaañu ba gaañu yooyu indil la loraange ak laago wala nga faatu ñàkk ci sa bakkan wala nga tëdd ci hôpital dootoo amal njariñ sa waa kër dootoo amal njariñ sa njaboot dootoo amal njariñ ñi nga dëkkal. xanaa di joxewaat quelques recommandations rek di gën a ñaaxaat sunu mbokku usagers de la circulation yi ñi nga xamante ni ñooy dawal ci kaw tali bi ak ñi nga xamante ni ñooy dox ci kaw tali bi benn ñu gën a respecter code de la route bu ñu respecter code de la route yu bari mën na wàññeeku. beneen bi ñu limiter vitesse yi ci code de la route la sax naam waaye dañ koy gën a mandargal limiter vitesse yi di respecter passagers yi nga xamante ni ñoom la ñuy jël bu fekkente ni sa oto li mu war a yàpp jëlal li mu war a yàpp bul tegaat ci kaw. ñuy gën a fexe ba nga xamante ni supporteru mbër yi bu ñuy ñëw dinañ ñëw ci anam yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla violence bi ak accident yi dana gën a mën a wàññeeku ba nga xamante ni wax dëgg yàlla dinañ mën a organiser ay combat de lutte autrement. ñi ngi jàllee ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan di massawu ñi ci am ay tolof-tolof te di leen ñaanal prompt rétablissement te lii bañati fee am incha allah. mu doon ay image yoo xamante ni dañu koy faral di gis ci autoroute bi saa su lamb amee ca stade Iba Mar Diop wala Demba Diop ay ndaw yoo xamante ni xër ci mbër mi tax na ba léeg-léeg ñu ñàkk seen bakkan ci yoon yi. accident bi nu ma ko jàng bu ma ko yëgee metti na ma lool. waaw ñun moom par ça dañuy waxal suñu supporters yi wante supporters yi am na ñoo xam da ngay wax ba ñu sonn waaw lii moom metti na moom parce que yàlla lii moom jar na sax nga bàyyi bëri. da nga war a jël ay xale géejawaay jëmaleen ba Essa Diomba foo xamante ne da ngay daw ay kilomètre boo jaaree ci appayage bi fërërër ci oto nekk xottu kese ay nit yéeg si ba fees dell ngelaw bu ndaw bu la fëlee rek maari deytaali da ngay daanu. mbër yi di soog a door ñoom. ne takk der yi nga xamante ne ñoom ñoo war a yor circulation bi ñoom it am nañ ci wàll gu rëy. policiers yi tamit di kii tamit ñoom tamit bu ñu leen gisee war na leen arrêté wax leen lii du yoon waruñu dem waaw wante policiers yi tamit lu ñuy njëriñ ci dëkk bi. bër bu nga xamante ni yaa xam Malika Yëmbal Buun Fass Mbaaw foo mënti jóge nga yeb sa oto ba mu fees dell yeb ci kaw ay xale ba mu fees dell gendarmerie nañ wàccee oto nañ arrêté oto bi bu ñu arrêté oto bi ñu wàccee ñu nekk ci kaw ñëpp. garage bu Patte d'Oie fii nag chauffeur Ndiaga Ndiaye yi lu ñu wax leer na ñoom du ñu yàpp mukk ay mbër di leen yóbbu ca stade. soog bi am démb xam nga ne boobu chauffeur yërëm naa ko te moo ko nangu parce que bi nit ñi yéeg mi ngi taxaw di xool te oto bi du fees juróomi nit ay ne ci biir ñëpp ci kaw la ñuy yéeg porte bagage lañ ci wax mais du nit. man de du ma ko jël làmb football doy na. boo ma doon fay 60 000 du ma la yóbbu. ay oto la yoo xam ne léeg-léeg seen ay frein du baax ay ndaw yoo xamante ni duñu bàyyi xel ci seen bakkan ay agent de circulation yoo xamante ni itam léeg-léeg duñu gis li ni mel mu mel ni mbir yi ku nekk am nga ci wàll lu ci mënti am moom jot na ñu saafaral ko ndax nit nag mën na supporter te doo ci ñàkk sa bakkan. Un grand merci à ki nga xamante ni moom mooy colonel Moussa Niang on espère que message bi jàll na bu baax a baax et que dégg ngeen ko et que loolu nga xamante ni moom moo amoon samedi passé jeex na fi tàkk fi la yem te dootul amati donc l' émission tire à sa fin lii ne leen indi woon ci seen émission l'Oeil du Tigre j' espère que neexoon na leen et que jàng ngeen ci lu bëri et que li ngeen di namm ci làmb saa su nekk ñu ngi leen koy wan donc Mado ma bàyyi la nga remercier. alors comme ni ñu koy defee saa su ne rek di ñu remercier saa su ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy filmer ak di ñu wane. donc toute l' équipe technique ku lim Dioum ñu ngi leen di remercier bu baax a baax donc di bañ a fàtte ki nga xamante ne ci création di ko souhaiter moom itam une bonne fête des mères kooku nag moom moo di yaayu Saliou vraiment di chéri Habib Mbaye ñi ngi koy remercier bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di solo bi ak Mame Diarra et Ngone yi nga xamante ne tey ñoom ñoo defar sama bopp Fama. merci beaucoup au réalisateur Mao Cissé ak tonton Mbaye Fall le concepteur ñoom ñoo jàll ci li nga xamante ne moom mooy seen émission l'Oeil du Tigre di remercier bu baax ki nga xamante ne moom mooy waa Platinum ñoom nag centre de soins capillaires la dañ lay toppatool sa bopp bu baax a baax fexe def en sorte que sa karaw bi di pousser mu
nekk chevelure bu magnifique bu rafet teg ci extension ñoom ñoo ci ay ñoom rek ñoo ko fi mën doxantu leen fa numéro téléphone bi dina jàll ngeen mën ko am un très grand merci ak ki nga xamante ni moom mooy Assane Anne nag moo jàll ci sama yére bi mu ngi nekk Pikine Icotaf di ko may nag sama doom Fatou Kiné Diop bu kenn ta ak ki nga xamante ni moom mooy Lamine Diop sama chéri d'amour donc moom laa may sama robe bi moom neen dafa bëgg Youssou Ndour elle a 4 ans la petite te fu mu romb photo Youssou Ndour day rey boppam donc wayam yëpp la kër wayam yëpp la mën maa ngi koy bisu bu baax a baax donc on vous souhaite une excellente soirée Mado. alors merci à Khali Ndiaye mi nga xamante ne moom moo ñu filmé nii ma jàkkaarloog moom ak ki nga xamante ne moom moo di Alioune Diagne moom itam mi ngi nekk fii ci sama pegg bi remercier bu baax tonton Mbaye Fall et tous les monteurs merci et à la semaine prochaine ci beneen. bonne soirée bye bye. ñu dem ok.